retour sur le plateau de Yeewu Leen ñu àndandoo ak yéen ba léegi tey ci vendredi bi laataa ñuy dem ci Alfi damay fekki suñu invité boo xamante ni ñu ngi jëm nag suba Kaolack ki nga xam ni moo di docteur Gassama laay rejoindre docteur ñu ngi lay nuyu. di la gërëm ci sa teewaay tey ci Yeewu Leen alors suba Kaolack dinañ fa amal xew-xew boo xamante ni daanaka di ngeen ko gën a yaatal pour mu dem fu ne ndax di ngeen def. Dépistage prévention ak pathologie wu bucco-dentaire di événement boo xamante ni ñu ngi ci ànd ak association pour l'assistance le développement et l'éducation lan mooy solo bés bi docteur. Merci Pape Cheikh solo bés bi damay delluwaat en arrière. Association bi yàgg nañu liggéey depuis 2007. fii ci TFM en 2012. ñun ñoo fi ñëwoon consulter pour 200 personnes. d'accord xaw ma ndax fàtte ngeen ko. keroog de gis ngeen lu leen jaaxal. waaw boobu seeni façon. mais ñun dañ ciy remercier TFM parce que dafa am importance ci prévention carie dentaire. tout à fait. suñu objectif moom mooy diminuer prévalence carie. parce que dañu comprendre que carie bi dafay poser yeneen problème da ngay gis ko am tension carie bi am problème dentaire mu sonal la nga am diabète mu am problème dentaire mu sonal la de même que am na maladie cardiaque yu bari ci infection dentaire yu yàgg di dem ak a dellu si lu ñu bëri xamul farata lu ñu feebar yi nga xam ni mooy jóge ci gémmiñ waaye li mu mën a indi ci ay gàllankoor bari na torop donc ñun dañuy def sensibilisation prévenir carie dentaire. D'accord. par les méthodes d'hygiène dañuy wan nit ñi naka la ñuy brossoo may leen ay pâte ak ay brosse faj leen bu fekkee am na carie dañu amoon cible nag d'habitude daara dafa metti parce que doo nelaw guddi léegi ñun bu neewee sax sa kanam ñaaw ay waaw boobu moo ci rawat léegi ñun dañ daan faral di gis les daara parce que xale yooyu dañu comprendre que ñoom amuñu benn assistance. wallaahi d'habitude daara Imam Assane Cissé d'ailleurs moom père fondateur la. macha allah moom moo toogoon ba mu yàgg mu ne waaye yéen ndax doo leen ñëw meññu ci liggéey bi. wallaahi ñu commencé di liggéey ak moom. ba mu law. at bu nekk ñu dem Kaolack def fa consultation. dem nañu ci yeneen dëkk aussi. donc def seet xale yi may leen ay pâte ak ay brosse faj leen. d'accord at bi tam dañuy delluwaat Kaolack. parce que objectif bi dañu bëgg gën a lawal. dañu dem avec réseau APROFES benn réseau de femmes la pour la promotion de la femme sénégalaise parce que suñu objectif moom mooy jigéen ñi ñu jàngal leen ñu jàppale xale yi ñu mën a xam nu ñuy brosso parce que yaay boo nekkee yaay ci kër boo mënee brosso xam lan mooy notion d'hygiène dañ ko jàngal sa jëkkër bu ñu ko jàngalee xaleel ak jëkkër yeeg famille ba yëpp dafay law buy màgg daf koy gën a maîtriser et puis loolu dafay tax dañu am une large diffusion information sanitaire donc ñun cette année dañu am un slogan une femme un soccu parce que dañu xam ne jigéen ñi soccu bëgg nañ ko en milieu rural ñoom soccu la ñuy utiliser te baax na soccu sump bi it am na valeur te am na valeur donc ku mën a soccu war nga mën buñ la jàngalee un peu plus tard brosse nga xam ne ñuy brosso d'accord alors suba ngeen koy amal ca Kaolack ban heure pour ñi nga xamante ni ñoo dëkk Kaolack di ñu seetaan war caa ñëw d'accord donc samedi à 9h à Kasnack si siège APROFES même d'accord foofu la ñuy defee consultation biir Kasnack lañ koy defee biir Kasnack waaw d'accord ku ñëw dinañ la xool dinañ la may pat à 9h ci suba ñu ngi fa 9h ba muy jeex donc bu jeexoon 18h sax ñu bu fa nit ci nekkee on continue d'accord tant que pare wuñu duñu arrêté d'accord alors pour ñu jeexal xam naa ni amuloo jot benn yoon docteur lan ngay joxe comme message lan ngay xelal suñu xarit ci nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan waaw li ma bëggoon moom mooy que les gens ñiy seetaan gën a xam lan mooy prévention lan mooy hygiène lan mooy net cetu gémmiñ ban njëriñ la am ndax invité nga fii benn oustaz moom xam naa bu la waxee benn hadis li ci yonent sallallahu alayhi wasallam wax moom dina gën a leer oustaz Pape xam na ni soppeem ba kenn gënu koo set mooy actualité wallaay te waxoon na ni an nazafatu min al iman wallaahi set dafa bokk ci ngëm yàlla bi mu demee ci yàlla mu ñëw ñu ni ko nu yàlla mel mu ni duma ko wax waaye inna allaha jamaalun yuhibbul jamaal yàlla daa rafet
ba noppi bëgg lu rafet. wallaahi te wallaahi. yonent bi nee na bu nekkoon ak xet gu bon. nit dund ñaar téeméeri at. wallaahi kon mu ngoog non dégg nga li mu ci wax. moo tax nag nettoyer soccu ak yooyu yëpp dafa am solo. Voilà. ñu bëgg nit ñi gën a jël en charge seen hygiène bucco-dentaire. Voilà. pour que diminuer la prévalence su feebar bi. voilà ci Sénégal. kon dañu lay bàyyi nga dem préparer wu donc suba ngeen joxante rendez-vous ca dëkk bu ñu naan Kasnack nekk ca Kaolack ak association pour l'assistance et le développement et l'éducation docteur Bintou Catherine Gassama ñu ngi lay gërëm. Merci Pape Cheikh. di la gërëm tamit ci ni ngay àndee tout le temps ak télévision Futur Média. Merci boo jógee Kaolack xanaa di nga ñëwaat xool suñuy. dinaa ñëwaat xool. merci docteur. Merci ayca bu ñu àggalee dañuy dem ci Alfie juste ñu xool li nga xam ne ni moom la ñuy proposer ak seen beurre Sofia juste après ñu waxtaan ci li mu ñu. Sofia la ñuy àndal ci togg bi beurre bi ci vitamine yu bëri Alfie yi nga ñuy toggal saa yi ñu xëyee kontaan. waaw Pape Cheikh grâce à yaay Alfie saf loxo. waa gis nga rek xam nga beurre Sofia moom bu la gungee rek. guy day ñëw sa xel dal. waaw rawatina nga boole ci ay jonge wak ñoom xeetu huile d'olive yi ñuy defar. donc les produits Sofiex yoo xam ne ñoo gën ci marché yi. Pape ci gën ci marché bi Pape Cheikh. donc pour commencer moo tax man bi naan ci bàjjo bi Alfie. waaw donc docteur. neex deret waaw. sama maam da daan wax bu jigéen neexee deret mu ne gis nga kii dafa neex deret dafa baxal leen ndox la boo koy naan du tey. Massamba bul sori. waaw waxal. fu ñu suur rek. fu ñu suur mais docteur joxin dafa am solo. waaw xam nga joxin dafa am solo de. xam nga tey sa kër la yoxe nga fa dépense. waaw waaye boo àggee sa jabar ne la kaay wan na. waaw wala kaay wala kaay ñu docteur gool bi wala kaay dërëx. kaay dërëx. waaw. parce que nañ ci ñu bëri de ci togg. parce que nañ ci ñu bëri ci moo togg. tax wolof ne ñamu kanam. ñamu bëccëg. kanam a koy lekkalu. wallaay. ñamu gudd kàddoo koy lekkalu. déggal li ñamu bëccëg. kanam gi la koy jox. mooy tax nga lekk ko. bu dee ñamu gudd xam nga boobu courant amul. ñu ne kàddu gi ngay lekk waaye kenn du lekk ñam bi. ñamu guddi. waaye boo dee fuñu. nee na boo dee fuñu rek ñu suur rek. ñamu guddi. fuñu tam suur rek. uyul kii moom. waaye gis nga buñ ko kaanee it besel. buñ ko kaanee ba pare. kaanee ba pare joxe la ko jox boo xam ne. di nga ko lekk kaani gi mel na suukar. waaye gis nga dina neex ñu joxe la ko noo xam ne boo koy lekk day mel ne acide. d'accord léegi kon ñu àggali bàyyi añ ci dem ci togg bi quand même voilà bu ma tëjul gémminam. donc Pape Cheikh bu ñu tegee sunu casserole. def ci sunu beurre Sofia ci fond bi. def ci tuuti huile d'olive. donc dañuy jël yàpp bi ñu daggat rek. ak ñaari doomu laaj. donc tàmbali ko saaf maanaam ñaari cuisson lay nekk. dañuy njëkk commencer benn bi ci poêle bi. beneen bi ñu gratiner ko ci sunu plat bi nga xamante ni mooy dugg ci four bi. juste di rappeler rek grâce ak sunu professeur bi ci topp Pape Cheikh gratiner. gratin mooy xooñ en wolof. waaw donc ñun en général bu ñuy def cuisine di def aspect gratiné. mooy da ngay jël li nga togg def ko ci plat bi. dugal ko ci four bi maanaam ba ci kaw mel ni xooñ. loolu lay gratiné. ok waaw muy lu bees loo xamante ni léegi la ma ko. docteur wax. d'accord donc pour éléments yi ñuy soxla entre autres dinañ soxla yàpp. maanaam partie bu gën a nooy muy filet. moom la ñu jël daggat ko ni. dinañ soxla nen lu toll ci ñeenti nen. beurre Sofia toujours du ci ñàkk. xorom ak poobar. dinañ soxla soble mais soble bi du ma ko ci def parce que professeur du lekk soble. mais loo xamante ne mënul nekk ci recette da ngay wut leneen lu ko mën remplacer. donc soble ak oignon vert s'orienté wuñu. bii goût bi dafa fort bii goût bi xaw a léger moo tax ma jël ko oignon vert. remplacer ko dindi soble bi. donc jël poivron jaune tamit daggat ko. dinaa soxla persil. tuuti fromage râpé. tuuti cumin. tuuti kaani ak tuuti thym. mu dem rejoindre yàpp bi ñu teg léegi ci poêle bi. pour rehausser goût bi. donc dañuy bàyyi ba ndox bi nekk bi ngay gis nii ci yàpp bi jeex. pour ñu soog a ci def légumes yi. donc ñu def ci tuuti jonge. jonge épice pour safal. mu andi goût. parce que dañu war a fii lañ ko war a sàppalee ba pare avant muy dem ci plat à gratiner bi. donc def ci poobar. mën nañ ci dolli tuuti xorom. donc xaar mu doore le temps que ñu ciy def légume bi. donc ñu jël sunu beneen bool bi nga xam beneen partie bool bi nga xamante ni mooy def. saladier bi nekk ni de côté toj ci sunu nen. maanaam 4. ñeenti nen nga ciy def. ñeenti nen.
donc suñu paree nen bi la ñuy jël boole ko ak éléments yi ñu am fii yëpp jaxase ko pour mën ko def suñu plat dugalaat ko ci four bi maanaam xeetu tufe la rek mais bon bu ñu personnaliser changer tuuti goût yi mën nañ ci dolli yeneen éléments yoo xamante ne dina mën a changer tufe bi ñu tàmm di lekk rek Mbaye Garmi de tufe la gën a xam que gratin lekk katu tufe la mais xam nga Pape Cheikh ñun Mbaye waaw bu ñu xëyee am xew tufe la noonu ndekki dama jooy bu mu nee tufe xale bi kooku mooy Obama Mbaye gis nga Alfi la temps ngay togg dañ ci profité nag bëggal koo xamee ni fii lay liggéeyee ci télé bi mais muy xale bu baax di El Hadj Medoune Diouf alors Medoune tey la anniversaire am ñun ñëpp ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire Alaaji Medoune waaw Alaaji Medoune Diouf Kor Salma Salma jaar na fi nee na mu ngi souhaiter un bon anniversaire borom këram waaye tamit sa collègue yëpp ñun ñi fi nekk ñëpp ñu ngi lay ñaanal bu baax di la souhaiter un bon anniversaire et Alaaji Medoune Diouf di caméraman fii ci télévision Futur Média ñun ñëpp daal ñu ngi lay ñaanal bu baax xaritu Amane Mbaye Garmi la waaye suñu xarit la ñun tamit moom Medoune Diouf waaw du mer wallahi Lamine Samba tamit nee na mu ngi lay ñaanal bu baax léegi la yónnee message am moom Lamine Samba di souhaiter joyeux anniversaire Medoune Diouf mu Salma alors Medoune kon ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla na ngay célébrer anniversaire bi ay at maa aussi si tam jaar na fi ak équipe bi yëpp joyeux anniversaire donc à Alaaji Medoune Diouf Kor Salma léegi Alfi donc Pape Cheikh damay daggat persil bi waaw persil bi nag du ma ko def ci casserole bi dama koy def ci nen bi mu dem directement ci plat bi ñuy gratiner waaw xanaa Pape Cheikh di profiter rek remercier madame Dabo Ji création haute couture Ji haute couture mu lay yóndee nuyoo wam nuyul ñu ko nee na du raté yeewu leen parce que moo la habillé de waaw moo ma habillé lim la defal rafet na trop sipp bi nag c'est dommage que fi nga taxawee gisuñu ko waa jar na génn kay boobu xeetu sipp haute couture la sipp haute couture la waaw allez tourner avancer oui. C'est bon Ji haute couture ñu ngi koy gërëm di ko remercier donc Pape Cheikh ma continuer rek le temps que ngay yeggali jeex na may continuer fii di la suivre waale d'accord kon ñu bàyyi la nga àggali nga àggali bu ko defee ñun tamit ñu àggali waxtaan bi ci plateau bi laataa ñuy dem ak ki nga xam ne mooy Amane Mbaye Garmi ci fàttali gu ñuy fàttaliku jàmbaar yi fi jaar dañuy fàttali rek ni ñu ngi àndandoo ak Post One alors bu dee lu jëm ci wàllu yónnee wala jot xaalis fi mu tollu tembe yi gën a yomb Post One moo leen gën a yomb yi gën a moins cher Post One moo leen gën a moins cher xaw ma nan laa ko mën a tekkee waaye dama leen bëgg a xamal ni wan rek waaw ñeent fukk doom ngay fay bu dee da ngay yónnee xaalis donc am leen habitude di dem di jaarale xaalis yi ngeen di yónnee Post One nag mën ngeen ko fekk fu ne waaw loolu mooy daj dëpp gi. daj dëpp gi mooy Post One moom rek da ngay wàññeeku. voilà donc Post One mën ngeen ko fekk fu ne mën ngeen yónnee junni ba ñetti ci ay millions te la ngay fay du bëri donc defe naa ñeent fukk boo ko dee fay ci di yónnee xaalis loolu yéen ñi tàmm di yónnee xaalis di ko jaarale feneen xam ngeen ni Post One moo gën a mooy cher donc voilà ak déedéet may mat da ngaa jëli ñu ne la dañoo am problème bu réseau il faut ma woo Pape Demba Ndiaye. waaw Pape Demba. réalisateur metteur en scène xam nga mooy directeur des ressources humaines. waaw il faut ma woo ko mu fay la. waaw parce que lii moom communication la. wallahi donc Post One mu ngi leen di ñaanal week-end bu neex di leen ñaanal itam bëccëg bu neex ndax moom la ñu àndal ci yeewu leen bi Amane Mbaye Garmi wax na ko léegi simplicité beeg rapidité beeg accessibilité bi ak disponible partout tax na war na tax. waaw réseau bi du tag waaw réseau bi du càng mu ngoog donc Post One la ñu àndal ci yeewu leen bi ak yow Amane Mbaye Garmi tey ginnaaw keroog dañoo juumoon dañuy ñëwaat ci jaar-jaaru jàmbaar joojule di Ñaasa Meng. waaw kooku nag xam naa moom la ñuy dëgmal. waaye commentaire bi yoon dama koy bàyyi ak sama soppe Pape Anne moo koy def. ci diine. ak politique. ndax politique. war na mën a yàq sa diine. wala sa diine. war na politique war na ko mën a sankare. kooku nag sa loxo laa koy teg mu dem nag ci élément bi. la biir. ndeysaan. Muhammadu Rasulullah yeey
aji ñaasa yal na gis ak Muhammadu Rasulullah ku ñu bind yaa tax ziar mi maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la ziar di xam ni bés bi sa bésa ndax yow xam nga ni sa digganteeg ñaasa defe naa ne àddina yëpp xam nañ ko ñaasa nekkoon nit ku baax a baax a baax doon mag ci kër gi nekk taawu ndeyam ak baayam jiite woon nag ay rakam ci yoon wu juba juba jub nekkoon nit koo xam ni dafa uufoon njaboot doonoon nit ku am valeur nit ku am personnalité nit ku dëggu ñaasa bëggul woon ci hypocrisie dara ñaasa nit la woon koo xam ni ku mu àndal dimbali na la ku mu àndal dimbali na la nit la woon boo xam ni ku mu àndal doo ko jéppi ndax lu ngeen teg muy projet du ca yées mukk mouvement bu mu mës a bokk xalaat yu rafet ya ci moom lay jóge loolu yàlla seede na ko ba ci mouvement bi nga xam ni moo ko yoral boppam dugg ci politique bi Pape Diop nekkoon leader am jéppiwu ko ndax def na ci li mu ci war a def ba mission am jeex waaye yàlla nag bu soxlaa ñëpp ñàkk Garmi daal tey jii daal sama xol dafa tooy loolu waaye ñaasa daa xamal ni ndeyam gërëm na ko te baayam it gërëm na ko te ñun ñii di ay rakkam gërëm nañ ko wéetal nañu loolu ñaasa mën naa ni Gueule Tapée ba mu daj tey siir ku ko fi jàng moo la ko jàngal te li may wax Gueule Tapée xam nañ ko fii ba Fongolémi ba Casamance ci diine sax lañ ko gën a xamee moo tax bi mu duggee ci politique bi mu ne man du ma yàq sama jikko ndax politique di def politique ak éthique def ko bu defin bu rafet kooku mooy Ñaasa Mbay mu ngoog fàttali ki nga xamee ni mooy Ñaasa Baye Souley Ñaasa Mama Yaare ndar bi keroog def nañ ci commentaire waaye ni mu jiitale woon diine donte mu ngi doon politique loolu moo tax mu am mooy wu rafet keroog bi nga xamee ni génn na àddina. wéykatu arab bi daf ko waxoon. dafa wax ni ñi ma bàyyi daañu ma fàttaliku. ndax mbaax gi ma nekkee woon ak ñoom. waaye itam ak diina ju set ju sell ji. sa yazkuruni xawmi. isa jadda jidduhum wa fii laylati zalmaai yuftaxadul badru xam nga politicien mag bi xam nga kan la Seydina Muhammad daan politique moo dàq politique ñëpp moom rasulullah waaye ca ngoram ga moom Seydina Muhammad ca yitteem gu kawe ga moom rasulullah ca comprendre ga àdduna moom Seydina Muhammad waaye ca fonk ga doomu aadama ak dëggu gi mu sàlloo waaye ak dëggum ga ngor ga mu àndaloon ak dëggu ga wallaahi ndax maandu la ko la mu waxoon waay ja ndax am na ku maandu mu ne ko man may maandu maandu mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon politicien bu nekk war na maandu war na fonk kàddoom it nag ndax wax butéel la boo xam ne bu xasee ba toj kenn dootu ko defaraat ba tey dëggooy ñëw inna zujaajata kasruha la yuzhabu ma rawaykat arab bi ne wazinil kalaama nit na ngay peser sa wax macha allah xam nga ndaw si li mu wax léegi ku amoon diini la am diini nag teewul nekk politicien wallaahi waaye jamonoy dem ba yàqulu si naalin waxoon ne zahaba zamanu xaqiqatan bi tabassurin jamono dem na ni ngay xamee ne jamono dem na mooy ci settantal ñañu yaakaar ñu war a wax dëgg waxatuñu ko léegi mooy seen i ngoray dem seen i diina dem waaye Adja Ñaase mii day lii ñu ko seedeel malaaka yi bind nañu ko jël na ay jikko jël na kon tey recevoir na leer yoo xam ni Alaaji Mamadou Mbaye Garmi day moo demoon ci sa kër ñu seedeel la fa loo xam ni leer gaa ngi nii mooy l'islam ci full la mësi dox nit war na sàmm deram sàmm ngoram ba ëllëg sa njaboot bu ñu génnee kenn du ñu ajam xanaa rek di la wax ne daal Baye Cheikh ki ma xamale woon moom mooy Adjaratou Daba Souran seen loobe Yacine Ñaan ñoom ñaar ñoo wuy ji nañu ndeysaan moo tax daal ndekk ñun ñëpp dañuy dee wallaay dañuy dem de fii daal ndekk kenn du fi des te ñaari kër la Alaaji Mamadou ñaari kër la te ñaar yooyu kenn ko moom te ñaar yëpp yaa ngi ci nag benn bi la ñu njëkkee beneen kër ga fa la ñuy mujjee xam nga man la kër gii di àdduna ak beneen kër gu ñuy wax bàmmeel beneen kër gu ñuy wax bàmmeel defaguñu àllaaxira bàmmeel nag daañu fa yàgg waaye ku say jëf baax say mbir baax dañuy branché aljana ci sa biir bàmmeel mooy ña nga xam ne dee nañu ñu def ni dee nañu climatiseur yu baax ci biir bàmmeel bi yàlla nee na sama gars yi am na ci ñoo xam ni ba tey ñu ngi dox ay mission ba tey maa ngi leen di xéewale la ilaha illallah mooy sama gars yi méngoo woon ak man fa ñu jëm ragaluñu fa waaye fii ñu bàyyi de jàquñu fi alaa inna awliya allahi
ñoom laa xawfun alayhim waaye walaa hum yaxzanuun. kon ñun ñëpp ay politiciens la ñu bu ñu bëggee am yiw ak mbaax fa yàlla te ñoo sàlloo politique ci di def lu baax rek ci àdduna di julli di woor di saraxe di maandu. xam nga alaaj politique bi gën a baax tey man nekkuma ci lu neex yàlla. nekk ci lu bon. nekkuma ci lu jub. ngay fexe di wax ak man di def ak man am loo jax ba ma génn ci loolu ñëw ci njub. mais politique nga ma. wallaahi man kay lenn rek laa ci teg li ma ci jàng daal mooy. del def ci bàmmeel bi. wala ñu laa def ci bàmmeel bi. Sëriñ Fall waxoon na ko. bi mu ne cay àdduna cay bàmmeel cay yàlla ñu ne ko waaw cay yàlla mu ne yàlla boo ko toppee mu topp la boo ko toppul mu topp la te nga koo topp bala mu lay topp mu ne cay àdduna mu ne àdduna boo ko waree mu war la boo ko warul mu war la waaye te nga ko war bala mu lay war waaye mu ne cay bàmmeel mu ni bàmmeel boo ci defee ñu def la ci boo ci deful ñu def la ci te nga cee def bala ñu la ciy def wallaay tey sama góor ga Eumane Mbaye Garmi bu weesoo ñaasa meng moomu ba nga ñëwee ci suba waxoon nga ñu ni dina am pàttali gu ndaw goo xam ne di nga ko def ci Ndongolo bu ñu fàttali ko 16 janvier la woon ba ren 16 janvier 2015 Ndongolo itam nekkoon koo xamee ni kenn fàttewu ko. mu nekkoon koo xam ni clé demam nga bett nañu lool. waaye dem programme la. na ko nit ñi bàyyi xel. dafa am heure boo xam ni bile bu jotee. kenn mënu ci dara. dem rek la. waaye nag bàyyi fi dara nag moo am solo. gàtt fan amul solo de. bàyyi fa dara moo am solo. te nit du gàtt fan ay jëfam ñooy gàtt fan. Ndongolo nag. ba léegi ñu ngi koo fàttali. loolu moo lay wane daal ay jëfam gàttul fan. xanaa daal ni ñu ñaanal ko nag yàlla ko ci àjjana yu kawe. waaye ñàkk nañ koo xam ne kii ba léegi talent bi. am na ñoo xam ne mi ngi leen di baat. wallaahi am na ñoo xam ne ba léegi dabuñu ko. wallaahi ñu mosal leen tuuti rek ci loo xamee ni bàyyi na ko fii tey jii ñu koy fàttaliku ci yeewu leen beeg El Hadj Eumane Mbaye Garmi ni ñu koy defee àjjuma bu jot 16 janvier la woon tey jii di 16 janvier 2015 ñu koy fàttaliku ci télévision Futurs Médias. ba mel ni asan seexu yàlla yaa ngi wow 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 yee ku bëgg yaay ba mel ni roone ku bëgg yaay ba mel ni Ousseynou seexu yàlla yaa Ndongolo la ñuy fàttaliku nañu kon ñaar ajot ñaar sa mbeng ak ki nga xam ne ni moo di Ndongolo noonu rek la ko El Hadj Eumane Mbaye Garmi di defee àjjuma bu jot ci yeewu leen bi fi mu tollu tembe nag ñu ngi gërëmati ñëpp ndax 9h31 mooy doog a jot soppey oustaz Pape Anne ak docteur Massamba Gueye El Hadj Babacar Diallo la tudd baayu Baye Cheikh maamu Dadi nee na mu ngi leen di ndokkeel bu baax ok ñu ngi jot bataaxalam léegi message am plutôt ñu ngi koy nuyu fàttewuñu tam doom Pikine bu mag bi ko koy Fademba Diop la Linguère. kooku nag moo génn fii. ah moo def lii. ah oui. ah tey Fademba ñuy na ma de ñëw na ci yow de. mais nag ci doy waar. waaw téléphoné Amadou Mbaye Garmi jaaral ma jaar mu. noonu la mel ak ñëpp. noonu la mel ak ñëpp. noonu la mel ak góor ñi mel ko ak jigéen ñi. foor na de xaritu ñëpp la. Fademba daal dëgg-dëgg Mbaye. waaw nañ cey dëgmal nag. daanaan yëpp dee dem ci Fademba. voilà. Fademba Diop la Linguère ñu ngi koy nuyu bu baax fàttewuñu itam ki nga xam ne ni yónnee na message nekk RTS Kaolack di doom ci docteur Massamba Gueye Ndeye Fatou Ndiaye donc Ndeye Fatou Ndiaye ñu ngi koy nuyu fàttewuñu itam waa génération Futur Média yëpp ñoom Gueye RFM ñoom nag ay soppe télévision Futur Média la ñoo ko rajo beeg journal bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média Mado li nga ñu indil tey bokk na ci boo demee bitim réew di nga fa fekk ay nit yu bàyyeekoo Afrique moo xam Côte d'Ivoire la wala Sénégal waaye ñoom fàttewuñu benn yoon fi ñu bokk ba ci taar ba ci sañse
exactement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek ay soxna yoo xamante ne dañuy dem foofu naam sax léeg-léeg du ñu doon ay doomu Sénégal waaye fonk culture Sénégal ba tax na ñoom it ñu ngi ko fay fësal bu baax ci dëkku nasaraan boobu nga xamante ne moom moo di France li ñuy def rek dem xool élément bi bu ñëwee nag ma gën leen ko faram fàcceel. Douce un peu. Un peu. Alors looy wax ci wolof. Oui, un petit peu. Alors qu'est-ce que tu comprends en wolof comme mot wolof tu dis quoi? Wolof je peux dire nanga def. Et maa ngi fi rek. Namumu dara. Namuloo dara. Fii ci Paris. Oui, depuis Paris namumu dara. J'aime la télévision, miroir du Sénégal, surtout Yeewu Leen. reportage réalisé ca Paris par Mado loolu dafa xew fii ci réew mi tailleur yi xam nañu li may wax ñoom Fademba Diop ak Modou Faye Mousli Couture ak ñoom seen dañuy ñaw di am ay commande France Italie Amérique ak dëkk yu mag yi waaye boo demee léegi ci biir dëkk yooyu da nga fay fekk ay atelier couture ay doomi Sénégal nekk fa di ñawal waa réew moomu exactement am na kenn tamit koo xamante ne rencontré woon nañ ko fa moom it di doomu réew bi samp fa li nga xamante ne moom moo di kantinam di ñaw tubaab yi bare di fa dem di ko jox ay vax comme ni nga ko waxee woon démb donc loolu yëpp sag la man li ma ci gën a marqué déjà li ma ko wax maanaam que doomu Guinée la déjà bokkul fii ci Sénégal sax waaye naam gis lu mu wax ci biir reportage bi parce que nee na Sénégal moom mooy number one ci wàllu li nga xamante ne moom moo di ñaw ak loolu ba tax na mu ñëw di leen di fréquenter jël sunu ay yëf yóbbu ko fa di ko fa fësal ba nga xamante ne nit ña fa nekk sax dañ koy consommer li ma ci jàngat moo di Pape Cheikh mooy naam da ngay dem dëkku jàmbur waaye dem fa tamit gëm sa bopp ba di wane sa culture ñu gën la naw loolu baax na maanaam daal nit warut a xeeb boppam ak fu mu munti dem am na lenn loo xamante ne wax na ko tamit mooy dafa sargal ñi nga xamante ne mooy doomu Sénégal yi fi nekk di liggéey di gëm seen bopp ndax li ma ko njëkk laaj saa su ne da ngay dégg ñu naan sénégalais dañu sikki wala maanaam duñu respecter rendez-vous ma laaj ko ne ko comme yow da ngay dem di ñawlu foofu naka la tailleur yi di doxalee mu ne ma macha allah seen liggéey non seulement am na finition waaye li ci gën a neex saa yu ma amee commande dañuy respecter heure bi nga xamante ne dañ ma koy jox tubaab bi tamit ma ne ko est-ce que dinañ fi ñëw di ko consommer Sénégal la fekk baax exactement donc est-ce que dinañ ñëw di consommer li nga xamante ne moom moo ngi jaay mu ne ma waaw la plupart nag xeet yëpp dañ fay ñëw sénégalais yaa ngi fay ñëw am na ñenn ñoo xamante ne dañuy jógee États-Unis ñëw di commander mais tubaab bi tamit dañ fay dugg waaye li gën a émerveillé tubaab bi mooy produit ñaw yi nga xamante ne dañ ciy rax ay tissu yoo xamante ne maanaam moo di cuub bi daf leen di jaaxal ak bijoux yu muy def parce que nag comme ni ma koy waxee elle vient d'une famille commerçante jógewul rek fi nga xamante ne jëlewul rek fi bagage ne ne day dem ay Chine ay Inde ak yeneen i dëkk mais bijoux yi nga xamante ne daf ko fay jëlee ak bijoux yu muy jëlee fii fait à la main par des femmes sénégalaises ay artisanes sénégalaises nee na nag day émerveiller tubaab bi dañ ci kontaan donc dañuy dugg si tout le temps di ci gëstu donc daal moom nañu leen defaloon benn reportage elle s'appelle Naomi Camara di ko remercier bu baax ak di wax na képp ko xamante ne foo munti nekk daal bu fekkee yaa ngi vendre destination au Sénégal ci bitim réew ovation à ces personnes là. voilà jërëjëf Mado am na doomi Sénégal yu nekk Italie am ay place yu fa ne di góorgóorlu di jaay ay produits yu Sénégal ñu ngi leen ci nuyu Espagne itam am na ñu nekk ci ay place foofu waaw excuse-moi li ma ci gën a jaaxal mooy comme d'habitude boo demee dëkk tubaab bi dañuy jaaxle naan waa est-ce que yëre yi dañ koy sol et tout ma laajoon ko nag ci yan occasion mu ne ma mais Mado fii dañuy ngénte mu ne ma waaye kañ nañuy gën France ba tey exactement te nee na tamit am na li ko ci gën a marqué mooy saa yi ko nga xamante ne moom moo di suñu njiit fii di président Youssou Ndour nee na saa yu xewlee da ngay gis jigéen ñi ñu bare dañuy daw si jënd ay yére waaw sol yére olof yi ba pare dem di ndamoo ni ñun ay doomu Sénégal nañ kon loolu nag macha allah marqué na ma aussi voilà dem nga génte France ba tey de boo nu mën a fekk ca génte Paris ndeysaan 0h lay tàmbali jàpp 1h ñu dëgmal bët set. est-ce que dugg ci benn salle boo xam ne bile bay. dañ koy sofe rek tuuti. na biir waay jërëjëf 9h40 mooy doog a jot balaa ñuy ñëw ci xam ak xamle xam nga bu ma damaa ngéwéle dama ne léegi 9h31 moo jot docteur na ma on dit 9h31. barki Dembo Ndiaye 1er janvier dama naroon wax tey le 1. parce que le 2 rek moo ci topp mu ne ma déet on dit tey le 1er. donc j'ai fait une faute pour les enfants qui regardent on dit pas 9h31 mais plutôt 9h31. parce que c'est 1 minute. ok il y a une deuxième faute. on dit souvent la femme numéro 1. la femme 1. la chambre 1 la porte 1 on dit pas ça. on dit la porte 1. c'est la porte numéro 1. c'est le numéro qu'on a enlevé. donc on dit la femme 1 la page 1 la chambre 1. donc il faut jamais dire la femme 1 la chambre 1 non. il faut dire Pape yaa nu sana de wala ñu dañ naan 9h03
Voilà, donc ça vraiment c'est des fautes qu'on entend souvent. Donc pour tout ce qui touche à l'heure, dès que vous avez la lettre le chiffre 1 accordé avec minute. 9h31 minutes. D'accord. Donc chambre numéro 1, donc la chambre 1. L'équipe 1, la page 1. On ne dit jamais la page 1. D'accord mu ngoog ñu jàll nag ci xam ak xamle daal di ñëw ci ay baat yoo xamee ni jéem nañu koo bind ñaare buñ ko dee bind xam nga léegi bind dafa xew réseaux sociaux yi dañu bëri ñoom Facebook ak Twitter rek yooyu noonu nga xam ni xale yi dañuy poster ay hashtag donc lu leen neex la ñuy bind ci wolof moo tax ñuy bëgg rek ngeen gën a respecter li nga xam ni ñoo ko moom muy wolof ni ngeen respecter tubaab ba ragal cee defi faute comme j'ai fait léegi nii ci 31 ak 31 am na ay baat yoo xam ne nii par exemple tooñ bu ñu dee bind tooñ ñaare dañuy bind TOG ak N ak E loolu ma jàppee ni faute la bëggoon a bind tooñ nga jàngal ma ñoom til deeg accent yooyu nga xamee ne mu ngi ci ay baatu wolof bu ñu ko bëggee bind nga ne ma boo dee insister lettre bi mën nga ko bind ñaari yoon te kenn du ne tooñ la ñuy wax ma def te ñaari o ak nëbeek accent bi ci kaw waaw nii la ñuy bindee tooñ ci wolof tooñ waaw mooy li Charlie Hebdo def julli di tooñ waaye ña nekkoon ci Charlie Hebdo ñooñu lañ def dañoo tooñ tooñ mooy li nga xam ne gor gu ko dëkkee na la leer na ci gàcce ngay dëkk tooñ nag boo koy bind da ngay def tee ni nga ko defee nii def ñaari o ndax o bu gudd la foo gis wolof foo gisee voyelle bi mu ñëw ñaari yoon rek dañ koo xëcc d'accord waaw lay diri ko buñ ko diree rek boo ci waxit ji buñ ko diree ci wax ji da ngay def ñaari voyelle bi ñaari yoon léegi nga am ñë moom da ngay def ne rek def tilde bi ci kaw léegi nga am te o ñë muy tooñ comme ni nga naan def na pa a pa nga naan te o too te ooñ tooñ nii lañ koy bindee fii Sénégal ñëppay faral di wax naan tooñ du gàllaaj te tooñ moom mu ngi ci réew mi ba tey non tooñ du gàllaaj sobe la tooñ du gàllaaj sobe la yàlla wax na ko ittaqi daawatul mazluma mooy moytu leen ñaanu ku ñu tooñ tey su ma la tooñee nga ñaan ma yàlla nee na sëxmun dégg naa bàyyi naa la ak yàlla dafa fett la boo xam ne saa égul fett la buy dal ma tooñ la rek nga ñaan ma yàlla foofu moom amul xijaab amul lenn lu koy baale yàlla day dal tooñ baaxul xam naa ne temps bi gàtt na oustaz li may dëggalee li nga wax nii ginnaaw bi ko alxuraan dëggalee mooy misaal bu gën a oyof gaynde dafa am xale bu ñëw seen gaynde di daw ay nit di ko dàq mu dugg ci biir àll bi fekk gaynde toog ay dagam wër ko yor ay xeej yor ay arme mun a gaynde yow lan moo tax nit ñi di la dàq ngay daw ak ngànnaay yi nga am mun na ko damaa dugg ci géttu jàmbur rey fa bëyu jàmbur damaa tooñ sama arme bi li muy bëri doole fii dama fee tooñut waaye loo bëri doole boo tooñee amatoo doole suñu borom àttekat la ko mën a àtte te wa maa rabbuka bi zalamil abidi yàlla nee na du ma tooñ sama jaam du ma tooñ sama jaam mukk wa maa rabbuka bi zallamin lil abidi waaye yàlla mi bind jaam ñi moom leen ba noppi ne du ma tooñ sama jaam yow jaam simple nga bëgg a tooñ sa moroomu jaam rawatina ki tax yàlla bind lépp te kat maa ngi lay wax ni ki tooñ rasulullahi kooku moo bëgg promotion rek ndax ay journalam kenn jëndatu ko woon te sunu waaji du jeex du xew bi sa xarit te mooy ko sakkante waaw loolu la nga ni mooy maanaam nit ñoo ko may valeur waaye la mu bind bu gaay xooloon rek sànni ne du àgg fii waaye nit ñoo mooy ko sakkante te du jeex du xew wi te soxlawul promotion mooy rasulullah Pape sa baat bi am na solo tey de wallaay am na solo am na beneen baat boo xam ni docteur ci yow laa ko gisee jéem ko bind dama dindi tëwu tooñ bi def fa dë waaw kay am na war ñu ko Mao Cissé boo ko bindee noonu baax na de dooñ ak ay wolof waaw dooñ de laa bind xale yi xamul dooñ bu jigéen di demee maternité ba war a am doom assistance boobu ko matron bi wala sage-femme bi di topp loolu mooy dooñ dooñ laa da ngay dooñ jigéen gi di ko dooñ ba doom ji war a ñëw nga reewli ko waaw réew li mooy di ngay génne doom ji waaye dooñ bi nag mooy assistance bi lii baatu wolof la xaw ma foo ko lijjantee waaye Pape sa ngone doy na waar de sama maam sage-femme la woon ca Ndar arrêté waaw dañ koy dooñ lii moom wolof dëgg kii moom tey moom sage-femme d'état la woon ca Ndar moom dañuy taxaw ñii wax naan suñu làkk yi naan ay wolof ak làkk yooyu mënuñoo wax science waruñoo wax médecine tey jox nga leen firnde ne lu nu bëgg a wax mën nañ koo wax ci wolof dooña ngi nii mooy assistance médicale
d'une sage-femme ou d'une matrone pour une femme qui arrive au terme de sa gestation. D'accord loolu mooy dooñ. muy dooñ. waaw bii moom dañuy taxaw ñun ñëpp. oustaz xam naa dañu jéggal. waaye il faut ñu tàcc ko ci biir. waaw quand même ah. kon dooña ngoog defe naa ñi nekk ci hôpital yeeg ñi nekk ci maternité yi surtout nañu ko xam di ko jëfandikoo ak Sénégal yëpp ndax am nañu ay kàddu yu ñu moomal suñu bopp. beneen a ngi dama teggi dëbi ci dooñ teggi itam benn o ba def roñ. waaw roñ nga de. bind rë o bi ak nëbeeg accent bi. waaw gis nga nii la ñuy jàngee bind. waaw da ngay fo. xam nga fee defoon nga dind tee def dë. waaw fii nga dind benn o. bàyyi ñëbi. génnee të bi. def rë mu jox la roñ. roñ bu fekkente ne da ngaa teg sa yére fii. nga ñëw di ko jël par man nga da nga koy roñ. di yóbbu waxuma rocc de. rocc da ngay jël par benn. ci suuf waaye bu dee da nga koy roñ da ngay tibb di yóbbu. ñu ne yaa ngi koy roñ. yaa ngi roñ di yóbbu. waaw bu fekkee da ngaa teg say gaz yu bëri fii da ngay roñ di yóbbu. waaw loolu mooy roñ nii lañ koy bindee. d'accord roñ a ngoog. bi ci topp ma doon bëgg a bind sàggan gis ne ñaare buñ ko daa bind dañu koy tubaabal def SAGUANE. ma jàpp ni waruñu mën a bindee noonu kàddu wolof boobule ñu bindee nii sàggan. nii la. waaw sàggan. ndax xam nga da nga am ñaari gë. léegi boo xam nga a bi day gudd. waaye bu fekkente ne consonnes yi dañoo bëri nii ñetti consonnes wër ko. doo def ñaari a ndax boo defee ñaari a ci mbind mi day gudd. léegi benn a bi ngay wàccee def accent ci kaw. mu ubbi a bi. mu jox la sàggan. da nga dégg sàggan. ñaari gë la. sàggan. du sagan. d'accord sàggan nii lañ koy bindee da ngay bind ubbi a muy sàgg. gan muy ñaari silab. d'accord sàggan. d'accord waaw. comme maanaam boo doon wax nit ki sag. sag ndax ci lii lay doon ba tey. sag ñu dindi sag benn sag ana maawo. mooy foo bi ngay foowee ci maawo gis nga boo doon bind sag. waaw dindal gan. waaw. xam nga kon sàgg moo ci des a ouvert a bi dafa ubbeeku da ngay dindi accent da ngay dindi maas bi rek boo dindee maas bi rek sag la lay jox. exactement waaw nii nag la ñuy jàngee bind loolu la ñuy wax ne apprentissage par déduction. d'accord sàggan a ngoog. bi ci topp comme da nga ñëw jàngal bari ki démb rek buñ dem waaw booy bind ganit li mujj rek ngay jël. booy bind gan da ngay dindi sag bi rek sàgg bi rek mu des gan. d'accord waaw kon na ngoog sàggan a ngoog. kon daal gan daal du roñ. déedéet gandu roñ gandu tooñ gandu dooñ. déedéet léegi bi ci topp barki démb docteur da nga ñu jàngal cë. waaw nga wax ñu ne boo dee bind cë da ngay jël rek ñaari c. loolu da ngay am prononciation wu cë. moo tax ba ma bëggee bind sàcc. ma def së bi a bi ma def ci accent bi ndax jàngal nga ñu accent bi. ak ñaari c yi ñaari cë yi. ñaari jaaw mu ngoog moo demee ñaari cë yi boo ko boolee mooy cë baat yi terme yi jeexee cë. waaw maanaam fecc ak pecc ak boo amee ni nga am saa xam nga saa bi nga amoon ci sàggan moo ñëwaat léegi. boo ubbee a bi ngay am saa maas ndax maas moo koy ubbi. léegi boo amee sàcc. sàcc. léegi da ngay boole ñaari cë yi. waaw léegi ñu ne kii ab sàcc la. waaw moo tax wolof ne sàcc bu dul raw jarta yàqi nelaw. déedéet dañ koy jàpp boo xoolee sa tooñ bu njëkk ba. tooñ booba. ab sàcc day tooñ. d'accord ak mun na roñ itam. waaw ab sàcc day roñ. ab sàcc day roñ. waaye sàcc moom ni lañ koy bindee s a c. sàcc. waaw nii lañ koy bindee. tey ki bëgg a wasin bu amul dooñ rek da nga koy tooñ. waaw ki bëgg a wasin boo ko dooñut da nga koy tooñ. boo koy dooñ di ko gëddit da nga koy tooñ. boo koy dooñ di ko bëmaxit da nga koy tooñ. boo koy dooñ di ko ciipatu da nga koy tooñ. fii nag Sénégal maternité yi li ñuy tooñ ñi bëgg a wasin ñi bëgg a am doom tam bëri na de. waaw dañ leen di ñàkkee kersa souvent de. waaw ate ci am ñaar yoo xam ne dañ ciy taxaw rapidement. yooyu baaxul benn bi. dafa am ñoo xam ne dañoo bëri benke ñenke ci bu ñuy mucc. maanaam jigéen ñoo xam ne bu ñuy mucc dañ ciy boole lu ci bokkut. dañ ciy bëri benke ñenke. sage-femme yi da cee am ñoo xam ne ak matrone yi. xolu yërmande. dañ koo amut. d'accord da cee am nag ñoo xam ne. danoo baax. da cee am ñoo xam ne danoo baax. ñoo xam ne am nañ yërmande boo xam ne buñ tegee sa loxo ci sa biir. da nga mucc te doo ko yëg. wallaahi wallaahi waaw bu la yàlla mayee nag nga yow ngay accueillir. ngay accueillir nit. nga koy accueillir bu ñëwee. dafa doy waar Pape tey fi nga li nga wax ni dafa doy waar. dafa am benn adjudant chef. bu ma sa ñëw fekk ma boobu maa ngi sama bureau Sorano. na ma baal bëgguma wax turam. mu ne ma sama baay nee na. koo gis ci mbedd mi te xamoo ko. na nga ko respecté.
te jox ko cër ndax xëy na mbokk matron bala doon gane bala doon tertu ba ngay gane si la wallaahi nee na boo juddoo ki lay njëkk a dimbale xamoo ko mooy matron bokku leen dara du sa mbokk ndax sa ndey booba talu la ba kanam la tal sa baay du fa dugg kon ka lay njëkk a téye ka lay njëkk a sang ka lay njëkk a laxas ka lay njëkk a tëral du sa mbokk ka lay mujj a tëral ka lay mujj a sang ka lay mujj a dimbale du sa mbokk mu ne kon léegi koo gis ci mbedd mi jàppal ne sage femme ba la doon réew li ba doon dooñ sa waajur mbokkam la moo tax bëri na ci ay dëkk yu bëri yoo xamante ni boo fa demee sage femme yaa fa ëpp turandoo nee na ma loolu la ko bàyyi mujj a wax ci lalu hôpital voilà kooku mu doon mu ngoog adjudant chef Thierno Diop voilà kon yooyu yëpp ay xeetu mbaax la yoo xam ne dañ leen ko bëggoon fàttali ci ay kàddu sa moowu tey bravo jërëjëf docteur donc bu njëkk bi tooñ la woon dooñ roñ sàggan ak sàcc bu ci nekk ak nu ñu koy bindee ñu ngi ndokkeel encore suñu xarit yëpp oustaz Pape Hann defe naa laata ñuy dem ak Mamadou Mouhamed Ndiaye mën nañu ñëw ak yow ndax tey moom dama bëgg nga wax ma ci li nga xamante ni yaa ngi koy pare ndax le 28 mars bi naam ñëwagul sax dama bëgg rek sénégalais yëpp def ko ci seen agenda oustaz Pape Hann mi nga xam ne bu sañoon saa yu xëyee tàntal na bi da ko fas yéene tàntal ca place du souvenir muy guddi goo xamante ni fi mu toll tembe moo tax amoo benn jot ndax sa xarit bi sa soppe bi ki nga xam ni mooy ku sakkan ki kenn du moom Alaaji Pape koo xam ni bu nekkul woon ak moom li Sidi Mouhamadul Mansour daan wax ni doone xew bay xew déedéet ndax kooku jar na fonto déedéet waaw sa maam Cheikh Omar Fouti yi dafa waxoon bërki démb ni lépp képp ku ñu tooñ di nga déjjitu jooy naqarlu yow la ñu tooñ waaye diine yàlla ji de ñu ngi koy tooñ bis bu ne te kenn waxul wallaahi li kulli xatilin naihatun yanuxnahu wa laysa ala diini al muhiminu naihu waaw nee na lépp lu ñu tooñ rek am na déjjitu ba mu des diine yàlla ji bis bu ne ñu ngi koy tooñ te kenn waxul maa bëggoon a tooñ benn kër ci këru Sénégal yi tooñ ci benn kër nga xool dañ may rey wallaay dañ may rey ma waxoon benn kër rek jël benn kër ñu diine rek ne ko nangam man dañu may rey fekk ma sama buntu kër fees fa del wallaahi daañu ma faat waaye nag damaa gisagul kenn ko wax gisaguma kenn ko wax ci suñu san ki nga xam ne bu nekkul nag moom dara du am te mooy rasulullah ki sallallahu alayhi wa sallam wallaahi waaye itam jar na wax ba mu yàgg nga toog ba mu yàgg ni ndax jar na wax ndax kay tax an kay da nga koy naqarlu di nga ko naqarlu di nga wax ngir mën a soññuwaat jullit ñi ngir war na mën a ndax am na ci ñoo xam ne jëfandikoo wuñu suñu xel duñu ànd ak seen xel këf leen dafa yomb wallaahi waaye suñu waa ji kenn mënu koo dessiné déedéet na ko yàlla bindee ak taar ba Youssoufa dàq lu yàlla bind waaye 9 la ko yàlla jox xam nga taar 100 la yun ci yàlla Youssoufa 9 la ko yàlla jox ñaataa des mais ma 90 te xaw taar Moustapha 90 non 9 la ko yàlla jox 91 a des 90 yi yàlla jox ko rasulullah yi ñaataa des benn bi ci des nag la ñu yàlla séddale ñun monde mi moo tax ku ñaaw kala dàq la ñaawal déggal li kon kooku la ko yàlla jox te mooy rasulullah waa léegi mbay yonent bi bu ñaawee ku rafet gisuma ko mbay kooku kon kooku kenn mënu ko dessiné moom rasulullah wallaay nu bakkan ba mel nu bakkan ba mel diggante bakkan baak jëba leera ci daan circulé bakkan bi dafa yëkkatiku woon xam zana naadiru isa taajala loolu sama Maodo ma ko wax gémmiñ nga yaatu nopp ya dafa yëkkatiku woon moom Seydina Muhammad lu ngóor ba dafa njooloon taxaw boo ne sit tax njool ca kaw ànd ak Seydina Muhammad ma sut la nu karaw ga meeloon karaw ga dafa liis sànne ko ca ginnaaw njañ la sànne ko ci ginnaaw moom rasulullah ay le 28 jàkkaarloo Amadou Mbaye Garmi Papa Hann fii ci place de l'Obélisque loolu dana doy waar alaaj Pape kon kii kenn mënu ko dessiné ndax ni ko yàlla bindee moom rasulullah waaye itam kenn mënul wax ci moom lu dul lu baax ndax jikkoom ju rafet ja wallaahi la mbind may rafet lépp jikko jaa ko daaq wallaahi moo tax sama Cheikhul Khadim waxoon ko ni ko wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahra wa mislu qattu lam yura wa lan yura fi siyami Sëriñ Bamba dafa waxoon ni wa huwa moom rasulullah gi akmalul wara moo gën a mat ci mbindee fi xam nga insaanal kaamil nit ku mat dafa mat koo vérifié am lu sikk ci moom ba mu des rasulullah gi nit ku mat insaanal kaamil nit ku mat sëkk mooy Seydina Muhammad wa huwa akmalul wara moo gën a mat ci mbindee fi Sëriñ Bamba wax de mu ni xalxan ci mbind Cheikhul Khadim
boo amee chance ba mu xool la dootoo xool kenn. wallaahi wallaahi boo amee chance ba mu ne la jàpp loxo ñeent fukki fan parfum lay xeeñ. waay loxo yaa gën a nooy koto moom rasulullahi. wallaahi boo amee chance ba ni ko mani mu jox la noppamee soo bàyyiwul du siggi. moo gën a yaru ñëpp. moo gën a baax ñëpp. moo gën a yiw ñëpp. moo gën a gore ñëpp. moo gën a sell ñëpp. jël noppam ya sës ko fa ñuy dogalee. rasulullahi. ci le 28 yàlla def. ci le 28. ca la sanam Sidil Hadji Malick ñu laaj ko moo Hadji Malick li nu bëgg a xam mooy kanam ga nu mu mel mu ni xaliilu tadwiirul wajhi aji néew ji wëndeelu kanam la mu ne attention gars yi mënuñu bind de lay sa kal samatu ndit gëllu góose wattuwulun ak gudd fil wajhi di nekk ci kanam rasulullahi tontu na leen mu ni yaa wasaafata siyam yi woo naa yow mi melal mandargay rasulullahi yow mi ko bëgg a dessiner mënoo ko kon moom ndax mën nañ koo dessiner moom kenn mënu koo dessiner déedéet waaye suñu mag ñi ñoom nga xam ne daaw ñu tàqalikoo rasulullahi wax nañu ni Seydina Muhammad ko tagg ñoom dañ ko décrire alpha karabanta dafa dugg xalwa ma ne la dëkk jàng téere bu ñuy wax dalaa ilu xayraat la ci nekk ci ay salatu ala nabi docteur kenn xamul nu mu toll bi junni yoon bii mat Seydina Muhammad ne ko jàpp loxo catuwe bi ba ci concu li nekk leer wallaahi mu jël morso muur ko ne loxo bu ma yonent bi nuyu dootuma ci nuyu nit duñu mës a doyal ku koy nuyu def na assalaamu aleykum duñu ba mës a Cheikh doyal Omar Fouti ko da Adama Aysa di ko nuyu wallaahi fa la ñu war a dem suba ca Thierno Bassirou incha allah incha allah xaaral Cheikh Omar di ko nuyu mu ne ko salaamu aleykum Cheikh ne ko lu tax doo ma nuyu mu ne ko loxo bu ma yonent bi nuyu dootuma ci nuyu nit moom Cheikh Omar ne ko kaay mu ñëw mu wëlbati ko ak moom ne ko jeew nuyuwaat ko Alpha Karabanta nuyuwaat Seydina Muhammad mu ne ko kii du ma tàqali ko ak moom sunu magu réew maa ngi te dañoo neexoon macha allah kenn du doyal ci buy wax ci xaritam bi waaw moom daal buy wax ci xaritam kenn du doyal jërëjëf oustaz Pape Hann ndax ci kanam bu ñu dee seetaan siira di nga ñëwaat bu baax ci nii nga ñu junjee ci sa xarit boobule di yonent bi donc 4 heures 16 heures ci ngoon incha allah ñu àndaat ak yow di leen fàttali rek ni oustaz Pape Hann woote na ca place du souvenir le 28 mars bu soobee yàlla naka la mbir may demee invitation yeeg billet yaak waxtaan weeg naka la nar a tëddee programme boobu lee xam naa dinañ ci ñëw fi leeg ay bis ci télévision Futur Média di nuyu nag suñu benn doom boo xam ne ni tey la bésam di Ndeye Fagay Diouf doom la ci vieux Diouf tey ji la anniversaire am donc Ndeye Fagay Diouf ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire ci minutes yi des dañu ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye ci revue de presse bi bu ko defee ngeen mën a xam rek nan la yéenekaay yi doxale tey xóotal googule Mouhamed mu ngi taxaw gis ngeen noonu ak yéenekaay bi muy dooree ñu ngi ci gis nataalu Karim Wade ndax tey nag daanaka yéenekaay yu bëri dañoo ñëw rek ci coowal procès Karim Wade mu ngoog Mouhamed na nga doxale waaw maa ngi nii rek mbaa yaa ngi ci jàmm waaw maa ngi sant bu baax mbaa jàmm nga fanaane waaw maa ngi góorgóorlu dégg nga li oustaz wax ci sa turandoo de moo tax gisoo fi ma toog mënumaa jug sax waaw doo mën a jóg doo mën a taxaw sax tey damay boycotté caméra bi est-ce que dégg nga li mu wax nee na taaram waaw ci niveau taar waaw ndeke benn rek la suñu borom jël tasaare ñu ko te yow jotoo ca yow yow jotoo sa wàll yow dama lay boole de maa ngi yow a yam man ma foog daf ñoo séddale man Aïssatou Diop Fall Mado ak kan promotion ñun ñëpp laal nañ ci de non jotoo sa wàll de jotoo sa wàll de pap waaye jotoo jot de ah déet wuy ma waaw mi ngi ñëw de dañ ma ko yóbbante rek jotoo jot de ayca Mouhamed ñu bëmax la ayca yaa ci des jërë ngeen jëf ma door ak libération mi xëy dikk ak ñun ci doomi Abdoulaye Wade ji Karim Wade ak la nga xam ne loolee la nekkee jamono ji yéenekaay bi nañu moom Karim Wade gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne am na ko keroog ci tribunal kay dugg ci salle bi mu bañ gars yi forcé dugal ko kay taxaw ci baar bi mu bañ gars yi forcé ko mënate ko taxawal ko Karim Wade fa mu mujj moo di nekk ci ab grève de la faim yéenekaay bi nañu loolee àllarba ci ngoon la ko door gars yi dañ ko doon wax waaye li leer moo di Karim Wade mi ngi ci grève de la faim démb ca tribunal ba ca layo ba journal bi nañu ay avocat nekkuñu fa Karim Wade bi ñu ko woowee moom moo soox ñëw taxaw ci kanamu juge bi waaye amul benn laaj boo xamante ne ji kon nangu na koo tontu Sud Quotidien xëy dëggal wax joojee nga xamante ne ji libération gis na ko mu di lan Karim Wade ci audience ba ay avocat nekkuñu fa Karim it bi mu ñëwee wax ak ñoom ñi nga xamante ñoo di juge yi bi ñu ko laajee tontuwu leen Karim daal la mu leen wax moo di maa ngi ci grève de la faim boo xamante ne ji li mu leen di xamal mooy bu kenn ñëw di ma wax naa ko bàyyi ndax du ma ko bàyyi Walfadjri nañu Karim Wade mi ngi ci grève de la faim illimité ndax nee na lu aju ci àq ak yelleefam gars yi dañu koo salfaañe li mu bëgg mooy nañu ko delloo ay droit am du waxaat ci salle bi li fekk ay avocat am ñëwuñu Karim Wade kon tey mbir moomee nga xam ne am na ci it ki mu ci tuumaal moo di président Macky Sall ak Henri Grégoire Diop mi nga xamante ne ji mooy président cour bi ndax nee na grève de la faim bi mu nekkee lu ko ci dal rek ñoom ñaar nañu xam ne ñooy li ko waral fan la ko teg Karim Wade jotu koo leeral mais daal li mu gis mooy CREI yi dañu koo sonal di ko toppi loo xam ne teguñu ko fenn dem ba di ko fitnaal ci biir salle bi ak it di ko xañ àq ak yelleefu doomu aadama moo tax mu jàpp ne Macky Sall ak Henri Grégoire Diop ñoom ñooy ñi nga xamante ne ji lu ko dal
ñooy ñi ko andil grand place nañu moom Karim Wade dafa bëgg a jàppe boppam djihadiste ndax lu aju ci grève de la faim bi mu nekkee jamono ji muy wax ne kon mi ngi def grève de la faim yëkkati na yile kàddu benn nee na mi ngi jéggalu sëriñam Serigne Touba nee na it mi ngi jéggalu papaam ak yaayam mi ngi jéggalu ay doomam waaye lii munta ñàkk te it benn juge bu mag moo fi am moo di yàlla sunu borom loolee waxi Karim Wade la ca salle ba grand place moom it xëy ci dellu siwaat observateur nañu bu weesoo loolu Karim Wade nee na ci ñi nga xamante ne ji ñoo ko doon sonal doon ko fitnal ca tribunal ba am na ci benn waay boo xamante ne ji Pape Ndong la tudd Karim nee na daf koy porter plainte ndax bokk na ci ñi ko gaañ loolee Karim du ko bàyyi mu dem observateur yi xëy ñu xamal grève de la faim bi nga xam ne doomi Abdoulaye Wade ji nekk na ci Karim Wade moo nekkat ci le témoin ak li muy tuumal Macky Sall nee na Macky Sall ak Henri Grégoire Diop lu ko dal ñoom ñooy ñi ko teg Parti démocratique Sénégal yéen a kaay bi nañu dañuy porter plainte tey ji le 23 janvier nag ñu amal ab marche Abdoulaye Wade bàyyi Karim Wade yéen a kaay bi nañu le 25 janvier nañu ko xaar mu yegg si fi nga xamante ne ji moo di ci diwaanu Ndakaaru direct info nañu lu aju ci gars yi Parti démocratique Sénégal yi taxaw nañu ngir wane seen bopp lu PDS décrète la radicalisation loolee le direct info gis Karim Wade mi ñu fitnal permanence su Parti démocratique Sénégal bi nga xamante ne ji dañu ko doon salfaañe lii tax waa PDS ne ñoom danañu amal ab doxub ñaxtu le 23 janvier ñu jox leen autorisation ñu bañ leen ko jox Omar Sarr mi coordonnateur parti bi nee na loolee kon dana am ba tey Rewmi Quotidien ñëw ak ñun ci Karim Wade ak it ni nga xam ne noonu sax la joxoñee président Macky Sall photo baa ngi ni yéen a kaay mel ne ku koy nataal photo montage la lii Karim a ko wax Macky Sall lu ma dal na ko leer ne mooy ndeyi mbi gi waaye UJTL nag ñoom nee nañu daal dañu bëgg a boom seen waaj yi nga xamante ne ji moo di Karim Wade ma dem ci quotidien mi dikk ak ñun ci leneen mu di OFNAC mi jàpp benn waay mooy chef division transport terrestre bu Louga wàllu njuuj njaaj dañu koy jàppee di document yoo xam ne da koy jaay yi 15 000 yi 30 000 moom waaj ba ñu ko jàppee nee na loolee ñu ko wax moo ko def waaye nag lu mu mës a jaay ci document xaalis ba da ko doon séddoo ak i gaayam ba sax ki nga xamante ne ji moom mooy directeur des transports da ko ca daan cëral waa ji nag weddi na ko nee na kon loole amul en tout cas daal tuumalante kon moo am foofee feneen lay dem mu di président Macky Sall mi nga xamante ne ji kon yéenekaay bi nee nañu quotidien moo ko wax débat Charlie Hebdo Macky Sall fay na coow li loolee gis-gisu ki nga xamante ne ji moo di le quotidien la ak kàddu yi mu yëkkati ba mu yegsee grand place moom it daal di ci ñëw waaye la mu gis mooy li am ak li mu wax bokku ndax imam yi ci banlieue ba mere nañu ko te it ci guerre ak moom la ñu jëm ndax daal xamuñu lan mooy nday Macky Sall dem ba France naan mi ngi jàppale Charlie Hebdo Macky mel na kuy leeral loolu ndax nee na ci observateur dem fa ngir di jàppale Charlie Hebdo la ko fa yóbbu moo di xeex terrorisme la ko fa yóbbu moo di France bokk na ci réew yi nga xamante ne ji bu Afrique nekkee ci jafe-jafe kenn du ko njëkk a jóg kon nag yoon la ñu delloo ko njukkal gaynde Sénégal yi yegg nañu fa ñuy footballé mu di ca Mongombo stade yéen kay xëy ñu xamal ne kon biig la ñu yegg maanaam tukkib guddi kon la ñu ko def gaynde yaa ngi ak seen i walis ba ñuy wàcc démb ca aéroport ba ca gon bus ba doon dugg ci seen ay hôtel beneen yéen kay mu di waa sport xëy ñu xamal ne gaynde yegg nañu waaye seen tukki metti woon na ndax yoon bi dafa gudd avion bi nga xam ne moo leen doon war a jël dafa amoon retard équipe bi am na benn jour entraînement boo xamante ne ji yéenekaay bi nee nañu daf ko perte waaye nag coono bu ñu daj ci voyage bi observateur mi ngi mel ne ku naan ñu danañu ko noppalu ndax ñoom gaynde yi fa ñu nekk mu di ca Mongomo yéenekaay bi nee nañu lu aju ci ay suite la ñu leen jëlal suite bu ci nekk observateur nee nañu guddi gu nekk ña ngi cay fay 300 000 francs CFA foofee la ñu logé gaynde yi Pape. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye bu ca kanamee dinañ ànd ak yow ci rajo bi et puis di ngeen gisaat revue de presse boobule ci suñu site bi gfm.sn mbokk yi fii la ñuy jaaree nag jeexal yeewu leen bi tey moo nekkoon bi mujj ci semaine bi di ngeen amaat best of bi dimanche ci suba Alfi ak xooñ lam gratin waaye pare na nii la ko toggee boo ñu indilee ñu mos boole kook mburu gërëm ñëpp xanaa fàttali leen yi ñu bëggul rek ngeen bàyyi ngeen fàtte ci suñu ay programme 16h Sira ak oustaz Pape Anne tey ci guddi gi itam bu leen fàtte jotaay bu mag boobu la nga xam ne ni yéen a ko plébiscité def ko waxtaan wala penc mi gën a rëy ci télévision di jàkkaarloo 22h Khalifa Diakhaté ak ñamu àndal bu weesoo 23h30 ma dellusiwaat àndandoo ak yéen ci seen émission night show tey nag may invité Alioune Mbaye Nder dina jouer ay woyam yu mu daan def fii ci Sénégal ak it album bi mujj bi nga xamee ni def na ko ñuy sant oustaz Pape Anne ba 4h incha allah. incha allah laaj Pape ba 16h di gërëm bu baax a baax. ña nga jëm Louga nag ziar Thierno Bachir xam nga incha allah gàmmu gi tey la suba la ziar bi voilà suba nañ ko wane en direct d'ailleurs ci télévision Futurs Médias Thierno Mountakha Daha Cheikh Omar voilà incha allah Mado yow itam ba lundi bu soobee yàlla incha allah ba lundi incha allah merci Bessel Dakar ne dort pas samedi dimanche horaire bi ci ngoon ak àjjuma bële di ñëw bu soobee yàlla waaw bu wax nag horaire bi moom bu ko kenn tardé parce que ku ko tardé ku ne moom ku ko tardé lu riis non tardé nga Sénégal jërëjëf El Hadj Amadou Mbaye Garmi
xanaa rek di joxe rek sunu njaal ci Mamadou Mbaye 13 moutons papa la nag ci Youssou Ndour macha allah mu nekkoon géwal bu mag moom la askanu ngéwal ñàkk fii rek ci Liberté 5 te xam naa ni fa nga jëm ca kanam waaw ñu ngi ci joxe daal sunu njaal jërëjëf docteur Massamba Gueye ba tey wàccaguloo ndax da ngay sax rek ci di liggéeyal réew mi 24 heures sur 24 waaw merci Pape mais dama tey moom exceptionnellement dama bëgg gërëm oustaz Pape Hann di ko ñaanal wallaahi vraiment yàlla bàyyi ko fii parce que démarche am sell na te xam-xamam wóor na li sama papa naan bu ma invité ma dem bu ma invité wul ma dem waaw di ko ñaanal nag bis boobu ñun ñëpp ñu bokk ko yenn ko jàppale ko ci incha allah ndax nit moom ku ne say mbokk lay sotle di ko ñaan aussi mu ubbi école di former xale yi pour ñu jàng ni mu jàngee di ko jàngal vraiment maa ngi lay gërëm di la ñaanal yal na la yàlla sàmm yàlla na la fay sa yëwan ak sa xam-xam vraiment ñun kay wax dëgg yàlla télévision Futurs Médias kay yàlla daf ñoo beral loxo képp ku am xam-xam ci sa domaine fii nga ne soxna Bintu sama yaay jooju ñoom Oustaz Ndiagak ñoom ñëpp daal ñu ngi fii ci télé bi lee loolu dañu koy rafetlu sant rek moo tax ñu ne télévision Futurs Médias mooy seetu askan wi Alfi yow tamit ñu ngi lay gërëm bu baax ba lundi sinon suba ci Weekend Star di nga leen toggal jërëjëf bonne dégustation. merci allez Fatima Ba taxaw na pour journalu 10h bi di leen fàttali rek ñu ngi fàttaliku Ndongolo tey ji la def fukki at programme bi bu ngeen demee ca kër ñoom Ibba Sey kër Adja Dieynaba Fall fa la ñuy amalee wàcce kaamil gi ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di nuyu ñoom Ibba Sey ak Adja Dieynaba Fall Jatulay ak képp koo xam ne rek da nga nekkoon soppe Ndongolo di leen gërëm di leen sant ci ànd bi ak télévision Futurs Médias yeewu leen dina dellu si lundi 6h45 voici le journal de 10h présenté par Fatima Ba Diakhaté. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec le décès du président du Conseil constitutionnel du Sénégal, Cheikh Tidiane Diakhaté, des suites d'une courte maladie à l'hôpital principal de Dakar. L'institution juridique perd ainsi l'un de ses 5 sages. Cheikh Tidiane Diakhaté est connu au Sénégal à travers de grands dossiers qu'il a gérés, l'assassinat de Maître Babacar Seye, l'affaire Chantier de Thiès, la candidature de Maître Abdoulaye Wade pour l'élection présidentielle de 2012, entre autres. Cheikh Tidiane Diakhaté est sorti en 1977 de l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM. Karim Wade annonce sa grève de la faim entamée depuis mercredi. Il exige la comparution de ses avocats pour répondre aux questions de la Cour. Il a en outre dénoncé les agressions dont il a été victime de la part de gardes pénitentiaires qui lui ont causé une entorse. Il accuse ainsi le président Sall et Henri Grégoire Diop d'être les responsables. C'est un récit signé Adiatala. La Cour appelée à la barre pour une confrontation avec le témoin Mathiako Bessane, ancien DG de l'ANAX Karim Wade annonce à la barre avoir entamé une grève de la faim pour exiger le respect de ses droits qui, selon lui, sont violés depuis 3 ans. Le prévenu va plus loin. Il indexe le président de la Cour spéciale d'être responsable de cette violation des droits et de tout ce qui pourrait lui arriver. Karim Wade dénonce le fait qu'il ne soit pas assisté par ses avocats pour cause d'expulsion. Il demande pardon à Dieu, à Serigne Touba et à ses parents. C'est à ce moment que le juge Henri Grégoire Diop lui coupe la parole en lui disant que sa grève de la faim n'intéresse pas la Cour et que seul un de ses avocats a été expulsé. C'est après que Karim Wade, boitillant, est prié de retourner dans le box. Il n'a posé aucune question aux témoins. Ses avocats ont brillé par leur absence, comme ils l'avaient annoncé ce mercredi à la suite de l'incident d'audience qui a engendré leur boycott et la suspension de l'audience. Ce qui n'a pas empêché le président de reprendre le procès ce jeudi. Karim Wade, appelé à la barre pour la première fois, ne s'est pas présenté. Le juge suspend la séance pour 5 minutes. À la reprise, Karim Wade et Pape Mamadou Pouye se présentent à la barre. L'ancien ministre des Infrastructures demande la présence de ses avocats pour reprendre l'audience. Il déclare en outre qu'il a été rudoyé par les proposés à la sécurité et s'en offusque. Les témoins Mathiako Bessane, ancien DG de l'ANAX, Maître Tabaro Seydi, notaire, ont été entendus respectivement sur les activités de AHS, ABS et sur le rapprochement entre DP World et le cabinet de la notaire. Ils ont tous deux maintenu leur déclaration antécédente devant la commission d'instruction. Véronique Manga, technicienne de surface chez les parents de Mamadou Pouye, par ailleurs actionnaire dans ABS SA, boucle la manche des interrogatoires. Le procès reprend ce lundi.
Adiatala, la partie civile déplore l'absence des avocats de la défense, même si celle-ci n'a en rien entravé le bon déroulement de l'audience. Elle souhaite cependant l'intervention du bâtonnier pour le retour des avocats de la défense pour la poursuite des audiences et le retour au calme. Maître Souley Makodoufal, avocat de la partie civile, est au micro d'Adiatala Younoustiata. Les avocats de Karim Wade ont choisi non pas parce qu'ils ont été expulsés de la salle d'audience, mais ont choisi délibérément de se solidariser avec leurs confrères et notre confrère Maître Amadou Sall pour bouder la salle d'audience. Mais il faut rétablir la vérité. Ils n'ont jamais été expulsés par le président. Et le président a expulsé Maître El Hadj Amadou Sall, qui est un confrère qu'on respecte nous tous, puisque tout simplement il a manqué de respect au président et pour la sérénité des débats, dans le cadre de ses prérogatives que lui offre la loi, a cru devoir l'expulser tout simplement. Je pense que le bâtonnier de Dakar, dans sa grande sagesse, ne manquera pas d'intervenir, puisqu'il y a cet incident-là qui est quand même qui ne doit pas être passé sous silence. Nous attendons nous tous à ce que le bâtonnier de Dakar intervienne pour, encore une fois, la sérénité des débats et que les droits des uns et des autres soient respectés. Procès de Karim Wade toujours. Maître Sidiki Kaba regrette les incidents qui ont émaillé l'audience de mercredi. Le ministre de la Justice appelle au calme les différents acteurs pour la poursuite du procès dans la sérénité et dans la transparence. Maître Sidiki Kaba est au micro de Ibrahim Khan Adamagay. J'invite toutes les parties à ce que le procès se passe dans la sérénité et le calme. Il peut arriver que dans les joutes oratoires, que les différentes parties, les avocats de la défense, le procureur spécial, les avocats des parties et même la cour ne coordonnent pas dans le bon ton les différentes manières de diriger les débats ou de poser des questions ou tout simplement de plaider ou de défendre ou je dirais aussi de requérir ou de poser des questions. J'en appelle au calme et à la sérénité parce que c'est la première fois que j'entends un tel incident. Et il faudrait faire en sorte que le procès soit mené à son terme. Pose de la première pierre de l'École nationale de l'administration pénitentiaire le 26 janvier à Sébikotane. Une annonce du ministre de la Justice. L'infrastructure entre dans le cadre de la politique de modernisation de la justice sénégalaise. À cet effet, le Sénégal, avec l'appui de la France, met en place un nouveau projet, fonds de solidarité prioritaire. Le comité de pilotage du projet s'est réuni pour la première fois ce jeudi. C'est un compte rendu signé Ibrahim Khan Adamagay. Dans son ambition de moderniser sa justice, le Sénégal peut compter sur le soutien de la France. Paris injecte 525 millions de francs CFA dans la mise en œuvre du projet Fonds de solidarité prioritaire. Un projet qui s'étale sur 3 ans et qui vise 3 axes majeurs. L'amélioration de l'accès aux droits des citoyens, notamment ceux se trouvant dans les zones non couvertes par les juridictions, par le développement des maisons de justice, la formation spécialisée des acteurs judiciaires, dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, la modernisation de la politique pénitentiaire. Les premiers résultats de ce projet devront être visibles à la fin du premier semestre de l'année selon le garde des Sceaux. Il précise que des actes seront posés le 26 janvier prochain à Sébikotane. Nous procéderons également aussi à la pose la première pierre d'une prison de 1500 places. C'est un pas important que nous allons faire donc à travers ce projet qui est un projet important où nous allons à la fois agir sur la formation, parce qu'en amont, mais aussi la formation, je disais la formation à la fois des magistrats mais aussi des agents pénitentiaires. Et en même temps, nous allons agir au niveau des infrastructures. Dans le souci de combler le retard du Sénégal en termes d'infrastructures judiciaires, la création d'autres juridictions dans le pays est annoncée.
Censure au Sénégal du nouveau numéro de l'hebdomadaire Charlie Hebdo. La France regrette la décision des autorités sénégalaises. Toutefois, elle dit reconnaître la souveraineté de l'État sénégalais et accepte par conséquent la mesure interdisant la distribution ou la publication des nouvelles caricatures du prophète Mohamed sur le territoire national. Jean-Félix Pagano, ambassadeur de la France au Sénégal, est au micro de Ibrahima Kane. Le Sénégal est un État souverain. Nous prenons acte de cette décision, je dirais peut-être en la regrettant un peu, mais nous sommes aussi conscients que il faut être prudent à ne pas heurter les consciences et qu'il peut y avoir des circonstances dans tel ou tel pays qui, compte tenu de l'état de l'opinion, compte tenu de la sensibilité d'un certain nombre de concitoyens, puissent amener les autorités pour des considérations d'ordre public à prendre des mesures de cette nature. Ibrahima Kane, merci. La loi cadre portant sur le fonctionnement des universités publiques sénégalaises occupe le devant de la scène cette semaine entre dénonciation du SAES et réplique de la tutelle. Le débat fait rage. Pour y voir clair, nous vous proposons les grands axes qui composent le texte de loi, une loi articulée autour de 22 articles. C'est un récit signé Aminata Mbaresso. Voici en substance les 22 articles qui composent la loi cadre relative aux universités publiques sénégalaises. Une loi adoptée à l'Assemblée nationale depuis le 26 décembre 2014, mais qui a suscité une vague de contestation auprès du syndicat autonome des enseignants du supérieur. Dans cette loi, des dispositions font polémique. D'abord, chapitre 3, article 6. Là, il est fait état des principes d'organisation des universités. 3 organes sont retenus pour l'administration. Le conseil d'administration, le conseil académique et le recteur. Le conseil d'administration, c'est la première pomme de discorde entre le SAES et la tutelle. Dans cette instance de 20 membres, les 10 sont issus du milieu socio-économique. Sur ce point, le SAES pose son veto. Pour eux, il est hors de question que des membres extérieurs à l'université aient une prise de position dans les questions concernant l'université. Le conseil d'administration est l'organe délibérant de l'université. Il veille au respect de la mission de l'université. Il est également l'instance de validation des orientations stratégiques, pédagogiques et scientifiques. Le conseil académique, c'est l'organe de délibération de toutes les questions d'ordre académique. Il remplace l'assemblée de l'université. Ici également, la composition et les prérogatives ne sont pas toutes acceptées par le syndicat autonome des enseignants du supérieur. Dans les missions dévouées à ce conseil académique, entre autres, l'approbation des programmes et du contenu des enseignements, l'établissement du calendrier universitaire, la proposition de création ou de suppression des filières et des structures. Toutes les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil académique des universités sont fixées par décret. Aminata Mbaresso, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.